Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Noo ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax, góor ak jigéen, mag ak ndaw. Di jiital ci sunuy nuyoo ak sunuy kàddu sunu sang bu tedd bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Di nuyu njabootuk Serigne Touba gépp, rawatina njabootuk Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nga xam ni moom la ñuy màggal ci bisub tey bii. ci ñaan yàlla mu dolli koy ngërëm, dolli koy leer, te gën a dëgëral taxawaayu Serigne Sidi njaboot gi yépp barkeb Serigne Touba. Di nag indi ay leeral yoo xam ne dañ koy jëme toujours rek ci li nga xam ne day soxal dundu réew mi, te ci biir dundu réew mi muy soxal ki nga xam ne amuñu kudul moom muy Sëñ Touba. Ndax fan yi yépp bàyyi ngeen xel ci actualité bi, muy coow loo xam ne mi ngi bàyyi ko ci yu bari yoo xam ne journalistes yi bind nañu ko jëm ci alalu réew mi, jëm ci suufi ndakaaru yi am sunu kilifa gu tedd guñ ci tudd, jëmit ci sunuy bokk yi nga xam ne libanais yi ñoom ci réew mi lañu ne, te doon fi ab lim boo xam ne nekkatuñu lim bu tuuti, nekkatuñu it ñoo xam ne seen nekk ci réew mi ay gan lañu fi, ay doomi réew mi lañu. Ñaare nag man lépp lu may dugg rek damay bëgg mu nekk loo xam ne dama ci am ay firnde yu leer, wattandiku bu baax samay waxi bopp. Ndax ni jamono ji doxee, koo xam ne danga sukkandiku rek ci say waxi bopp, xëy na yu baree bari mën nga ci am njuumte. Kon nag dañuy jiital xanaa li nga xam ne moo gën a yaatu, jëm ci fi nga xam ne moo gën a sew, muy tàmbalee ko ci réew mi. Ndax réew mi dafa am ñoo xam ne fi lañu fekk baax, juddoo fi, yaroo fi, màggee fi. Am ñoo xam ne dañu fee ñëw, waaye bi ñu fi yàggee dañoo bokk ci réew mi, bokk ci liy dundal réew mi, di fi liggéey ba tey jii mën nañu wax ne ñoom ay doomi réew mi lañu. Comme ni ay doomi Sénégal tukkee nekk ñoo xam ne ñoom it fa ñu ne dem nañu ba bu ñuy lim doomi réew mi lim leen fa. kon sénégalais nekkuñu ñoo xam ne war nañu di indi fitna ci lu mel ni ay communauté yoo xam ne dañoo ñëw ci seenum réew. terre d'accueil la, réewum teraanga la. loolu nag tax na mu mel ni tamit dañu ko nuróole ak sunu mbokki libanais yi, dañoo nuróog ñoom histoire ci li ñu doon terre d'accueil, doon ñoom it ñoo xam ne mën nañ leen tuddee sax réewum teraanga. ndax Liban réew mu tuuti la, 10 500 kilomètres carrés la, maanaam moo gën a tuuti ci réew yi Proche-Orient yi. mel na ni sax boo xoolee guddaay bi dafay toll ci 210 kilomètres. yaatuwaay bi fi ci gën a sew 40 kilomètres la, fi ci gën a gudd 70 kilomètres la. dafa mel ni réew mi yépp Syrie daf koo ëmb. Syrie dafa ëmb Liban ba mu des tuuti ci sowu Liban nga xam ne foofu la digaloo ak Israël. li ci des nag daal di ubbee ci géej gi. man noonu lay traité mbir, ndax bu ma ciy dugg damay gëstu histoire réew ma, gëstu niti réew ma nu ñu mel, ndax xëy na lu mel noonu mooy tax nga mën a comprendre lu bari ci liy xew nii fi ñu toll. mu nekk nag réew moo xam ne dafa yàgg a nekk réew mu ñu noot.
Je ne peux pas insister sur le terme libano-syrien. Il n'existe pas. Les Libanais sont les Libanais qui habitent dans cette superficie dont je parle. Les Syriens, c'est un autre pays, la Syrie. Parce que si tu essaies de m'orienter vers ça, ça ne va pas le faire. Laisse-moi faire mon exposé tranquillement, je sais de quoi je parle. Mon cher ami. Bon, am na ñu bari ñu fa jaar ñoo xam ne yilif nañu leen muy phéniciens yi muy tamit grec yi muy turc yi nga xam ne moom la ñuy wax seljoukide yi ak nag turc yi nga xam ne moom la ñuy wax l'empire ottoman. ñooñu nag boo xoolee diggante 1516 ba 1919 ñooñu ñoo yilif Liban biñ ko yilifee boo xoolee tudd naa date boo xam ne dafa nekk ci diggante première guerre mondiale bi ndax 14-18 première guerre mondiale 1919 ci la l'empire ottoman explosé ndax en réalité arabe yi nga xam ne Ali wala Hussein Ben Ali moo leen jiite moo jur ñoom Faysal ak Abdallah ñi nga Faysal mi àndoon ak Lawrence d'Arabie ñooñu anglais yi dañ leen wax ñu révolté wu contre turc yi pour bu fekkee dem nañu ba l'empire ottoman explosé nga xam ne c'était le dernier sultanat de l'islam dañuy wëlbatiku nag léegi defal leen dawlatu boo xam ne arabe yépp dañ ciy daje mel ni réew moo xam ne ce sera une seule nation arabe mais loolu ay wor daf ci dugg parce que dafa am lu ñuy wax les accords Sykes-Picot accords yooyu nag Sykes ak Picot ñoo ko négocier dans un hôtel à Paris nga xam ni bi guerre bi jeexee France ak Angleterre dañoo séddoo suuf soosu ak Liban France yilif leen Palestine nekk mandat britannique léegi nag ak Irak mais Palestine intérêt bi tax mu nekk ci mandat britannique mooy dafa am lu ñuy wax la déclaration de Balfour loolu yépp waxoon naa ci mais mën nañ ko dem vérifier waat aussi Rothschild dafa signé ak Angleterre benn accord boo xam ne ñoom juifs yi dinañu financer la première guerre mondiale en échange dinañu leen créer un foyer juif palestinien boo xam ne ñoom Palestine boobu nga xam ne Judée Galilée ak yooyu yépp ci la ne ñoom loolu la ñuy am en échange bi nga xamante nag britannique yi am nañu mandat ñoom ci la ñu tàmbalee di doxal loo xam ne mooy Israël pays arabe yi nga xam ne xamuñu woon ay frontières muy Liban muy Cisjordanie muy Jordanie muy Irak yooyu yépp gannaaw gi lañu dagg frontières yi daggin boo xam ne ku ci ne am nga ci metit ndax lenn ci say bokk ñu ngi fii la ca des ñu ngi ci meneen réew waaye coow yu bari yi nga xam ne moom la ñuy coow ba 1948 ci la Israël moom boppam waaye biñ koy def israéliens yi xam nañu ne britanniques yi dañuy dem mais bu ñuy dem arab yi dinañ leen jéem a song ñu négocier ak Abdallah mi nga xam ne moo yor Cisjordanie moom mu nangu secrètement ne dina leen reconnaître du leen bañal dara loolu nag moo tax bi ñu geeree Farouk moom tamit bu Égypte moom bëggoon contrôler Cisjordanie ndax arab yi dañoo teel a warante ci seen biir dañoo teel a warante loolu moo tax ñoom bi ñu xeexee ak israéliens yi ñu gañe leen bi ñu leen gañee te fekk ñoom jël nañu territoire Palestine bi yépp ci la palestiniens yi tasaaroo am na 400 000 palestiniens yu dugg Liban 400 000 palestiniens donc loolu dootul yëfi doxandéem parce que 400 000 personnes fu ñu dugg dañu fay dëkk 180 000 des ci bande de Gaza bi 70 000 nekk Syrie 60 000 nekk en Cisjordanie 200 000 nekk Jordanie en tout et tout boo ko wàññee dina ëpp presque
1 million et quelques personnes yoo xam ne dañoo dëkku arab yii. Liban terre d'accueil la ba pare dañoo amul wuute ci wàllu diine parce que ñii ay chrétien lañ maronite, ñii ay jullit lañu sunnite, ñii nekk ay chiite, ñii nekk ay druze, ñii nekk ay juif, mais dañoo dëkk ci jàmm. loolu ñu bari dañ koo xamul, dañoo dëkk ci jàmm. sauf que Syrie dafa jàpp ne Liban ci biiram la nekk, kon moom tam daf ko war a annexer Syrie. donc presque boo xoolee ci biir réfugiés palestiniens yooyu daanaka ci année 70 yi Yasser Arafat dafa doon résider à Beyrouth, fa la defoon le siège de l'OLP. mais Assad père, Assad bi nga xam ne moo jur ngóor sii fi ne tey jii, daanaka guerru Liban ak Syrie bi yépp moom la, parce que dafa jàppoon ne il faut mu annexe. ce n'est que sa façade maritime. loolu daanaka américains yi dañ cee teel a d'accord, parce que Henry Kissinger loolu moom it won naa leen personnage am ci ñi gën a doy waar ci àddina bi la bokk. bi Assad di dugg biir Liban pour toroxal leen, Kissinger da ne que Dieu me pardonne mais j'aime cet homme. parce que loolu en fait Syrie contrôler le Liban, récupérer OLP, ëpp leen doole, noot leen, israéliens yi négocier ak ñoom moo gën a yomb ci ñoom que ñuy négocier ak ak palestiniens yi directement. loolu yépp problème géopolitique la. mais boo xoolee politiciens yi nga xam ne dañoo nekkoon Liban, ils étaient tous corrompus, tous à la solde de Damas. ñu leen di contrôler comme ay marionnettes, di fa teg di fa teggi. lii mooy li am. Liban Syrie daf ko bëgg a annexer parce que dafa mel ni Gambie bu gudd nii ci booru géej gi, mais du Gambie bu ni mu bindoo ci biir Sénégal. donc Sénégal xëy rek ne Gambie ci sama biir la ne, faw dama koy jël. israéliens ak américains yi am intérêt jël Liban parce que dañuy mën a négocier ak ñoom directement, parce que bu boobaa ñoom ñooy contrôler palestiniens yi. mais libano-syrien man xawma ko, je ne sais pas ce que ça signifie. il y a les Libanais, ñu nekk am réew moo xam ne ñoo moom seen bopp, ak les Syriens, wax dëgg yàlla ñu di leen jéem a jaay doole ak di leen jéem a toroxal. Libanais yi nag dañuy ñoo xam ne malgré différence sunnite chiite druze maronite, bu intérêt national taxawee kenn ku ne la nga jàppoon danga koy teg ba intérêt national boobu yàlla defal leen ci jàmm. léegi lan moo indi problème mu terrorisme bii ñuy wax? parce que Hassan Nasrallah moo jiite, moom il est d'obédience chiite. te Hassan Nasrallah mi ñu jàpp ne il est à la solde de l'Iran dafay gën a compliquer problème bi. te en réalité Hassan Nasrallah lu dul ngëm-ngëmu chiite nekku ci, waaye il n'est pas à la solde de l'Iran parce que musul def dara loo xam ne bi mu koy def daf ko def ngir intérêt Iran. Hassan Nasrallah li muy def lépp mi ngi koy def ndax intérêt Liban. ay góor yàlla yu dajaloo xam ne booba ak léegi ñu ngi noot seen waa réew, di leen toroxal, di leen def lu bon, ñu dajaloo nekk d'obédience chiite di résister pendant 25 ans à Israël. c'est ça le terrorisme du Hezbollah. américains yi wax ni Hezbollah mouvement terroriste la. Hassan Nasrallah israéliens yi def ko objectif militaire, mooy fépp fuñ ko gis nañ ko rey. lii mooy wax yi. ba pare Hezbollah dañuy tabax ay jàkka, dañuy tabax ay juma, dañuy tabax ay école laïque yoo xam ne enseignement bi am au niveau du Liban moom lañ fay jàngale pour ñépp.
ba pare seen armement bi actuellement nii boo demoon Liban doo gis benn fetal boo xam ne ñoom ñoo ko moom, parce que ñoom ni ñuy fonctionner mooy tant que jàmm ngi am ñoom dañuy dox ci social, xeexuñu xuloowuñu dóoruñu fayuñu. Vous pouvez aussi vérifier, c'est factuel. Amul benn attentat bu am à travers le xam ni Hezbollah moo ko revendiqué wax ne ñoom bombardé nañu dëkk sangam wala rey nañu nit sangam wala def nañu nangam. ñoom daal boo déggee seenu yëngu seen réew a tax. Évidemment nag foo gis mbooloo mu am doole am ngànnaay am koppar lan la ñuy wëri mooy d'où viennent les financements. Il y a plus de Libanais dans la diaspora qu'au Liban. Il y en a 4 millions, dont presque 25 à 30 000 au Sénégal. Yoo xam ni fii la ñu dëkk léegi juddoo fi yaroo fi màggee fi di ay Sénégalais pire di liggéey. Bon, est-ce que nous pouvons reprocher à ces gens ce que nous faisons? Lan moo fi indi Libanais yi d'abord lu am solo la. bi ma ciy def ay gëstu ñu bari dañu wax ne c'est le fruit du hasard. C'est pas le fruit du hasard. Le Liban était sous le mandat français. Libanais yi français yi ñoo leen indi vers les colonies africaines à partir de 1890. bi ñu leen fiy indi liñ ci jublu mooy ñoom il faut que ñu leen di fournir, il faut que commerce boo xam ne ñoom li ñuy soxla day am ñu leen koy toppatool ñu indi libanais yi fii def leen tampon entre les Sénégalais et eux nga xam ne ñoom c'est les Libanais qui commercent avec eux te Liban dañoo yàgg ci commerce parce que loolu dañ ko donn. Il y a eu beaucoup de croisées de civilisation dans ce terroir-là. tubaab yi ak ñàkk ñoo teg fenn ak ñàkk bëgg ñu féete leen fenn moo tax ñu indil ñu sunu mbokki libanais yi. biñ leen fi indee nag gannaaw français yi fi nekkoon libanais yi ñoo fi ëpp doole. te loolu mooy li am ba léegi parce que am réew boo ci dëkkee il faut nga xam réew mi xam nu réew mi doxe. Sénégal 3e position la sénégalais yu ñuul yi nekk. sénégalais yu weex yi tàll muy français yi ñooy pee. sénégalais 2e mooy naar yi libanais yi. dernière zone mooy ñuul kukk. alors ñoom li fi gën a yokk seeni nit mooy à partir de 1943 parce que 20 la ñu déclaré l'indépendance du Liban mais effectif 43. donc à partir du 43 ba nga xam ne guerre am na fa ci la exode bi am ñu dolleeku fépp fu ñu nekk. ñëw nañu Sénégal di liggéey dans le commerce. Après ils dominent l'industrie du Sénégal aujourd'hui. Les Sénégalais ne veulent pas regarder leur pays jàkk parce que xëy na li ñuy gis du leen neex mais réew mi naaru libanais yi ñoo yor économie bi surtout l'industrie. xool leen nag li leen wër lépp da ngeen di xool usines yi marque yi logo yi mais ça n'a rien de sénégalais. C'est ça le pays. Alors comme ñoom tamit seen réew ci fitna bàyyi leen ci cause boo xam ne tamit bu noble la, mettez-vous à leur place. mais ñooñu nag dëgg-dëgg luñ mënal seen réew dañ koy def. Personne ne peut leur reprocher cela. Personne ne peut leur reprocher cela. Ce qu'on peut reprocher aux Sénégalais qui sont là, qui travaillent dans l'administration, qui travaillent dans la fiscalité, mooy ñun fii dañ fee dëkk amuñu feneen fu ñu jëm. Quand tu prends une communauté comme les Mourides dans toute la diaspora fépp fu ñu nekk lu ñu am Touba lañ ko yéene, Touba lañ bëgg mu dem. nuñ mën a fexe ba mu dem Touba dañ koy def. daayira yi duñu déclarer li ñuy cotiser. fiscalité Europe yépp amu ci benn boo xam ne xam na dara ci fonctionnement daayira murid yi
sunuy 10 euros sunuy 20 sunuy 50 moom la ñuy dajale di ko dugal ci ay ruq-ruqaan di fexe ba mu ñëw fii nu liggéeyal ci Serigne Touba. chinois yi fi ne lépp luñ mën pour rawale seen alal mu dem Chine dañ koy def. Alors qui incriminer? Il faut incriminer les agents de l'administration qui permettent à ces gens de frauder. S'ils fraudent, il faut comprendre comment marchent les choses. Man, je ne suis à la solde de personne, je ne défends personne. Fi réew mi xam nañ nit ñi ni muy doxalee ñoom yor nañu seeni liggéey, ils sont imposables. buñ leen waree imposer teg leen ci yoon ba ñu fay li ñu war a fay lépp état Sénégal buñ ko deful manquement bi man la, manquement bi yow la, manquement bi diw la wala diw. Non, loolu ñi ko war a def ñoo ko deful. dañ lay woo nga ñëw par exemple ñu ne société bi war na fay 100 millions de francs CFA impôt nga négocier ak agent bi fay nangam jox ko nangam. lii mooy li am. loolu kan nga koy reprocher? Même des Sénégalais le font. nit ñi dañuy topp ay xolu parparloo di non, il faut être vraiment honnête quand tu défends une cause et être factuel. ñun Sénégalais yi ñooy détruire sunu économie. ñun Sénégalais yi ñooy fraude ci lépp. ñun Sénégalais yi ñoo am beaucoup de légèreté par rapport à ce qu'on appelle un idéal national. Le Sénégalais ne met jamais en avant les intérêts de sa nation. moom 20 millions yi muy encaissé waa ji jox ko liquide mu dem lijjanti ji ay bagaasam moo ko gënal fuuf 100 millions yi état sénégalais bi war a encaissé. C'est ça le topo. Alors quelqu'un l'a remarqué, en a parlé à un journaliste. Je ne vais pas citer de nom parce que... Mais si aujourd'hui un ancien agent de l'administration, des douanes ou des impôts a remarqué cela, wax dëgg yàlla wax ko, war nañu xam ne loolu sunu problème la, ñun ñoo ko war a lijjanti. ñun ñoo ko war a lijjanti. Donc am na ci loo xam ne ku ko topp factuellement nga xam ne doo ci dugal parparloo wala waxee bakkan wala bëgg a saaga nit ñi wala bëgg lu neex diw wala diw, loolu wax dëgg yàlla danga koy teg rek ci yoon ñépp xam fi dëgg féete. Alors Rachel nañu ko bax wala ñu teg ñépp ci yoon, loolu mooy wax ci naka la ñuy lijjantee ba bàyyi Rachel wala naka la ñuy lijjantee ba teg ñépp ci yoon. Moi je m'en fous, ça c'est le travail de la justice. ñoom ñoo ko war a def. Est-ce que dinañ ko def, est-ce que duñ ko def, mënuma ci dara. mais lii mooy li nga xam ne mooy li war a am. benn bi ci des mooy la posture de Touba et la réception de ces gens-là. Vous savez, c'est pas à des personnes à travers les réseaux sociaux fii wala faa di wax ni Touba diw war na faa dem wala diw waru faa dem. Touba képp koo xam ne jóg nga sol sa dàll jëm fa boo àggee la yonent bi waxoon muy addis bu wér moom la waa Touba di doxee ak yow. mooy ku gëm àllaaxira gëm bés pénc na nga teral gan. naka la sëriñ bi di teralee gan mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha xam nañu ne ñu bari ci gan yu officiel yi ak yenn intellectuel yi wala yenn ñu bari ci kilifa yi fay ñëw da leen di boole ak daara xisbu taraqiya ñu recevoir leen. ñoom ñoo leen di teral foofa la ñuy yàgg fa la ñuy waxtaane bu ñu waree sieste fa la ñuy sieste. Alors daara boobu c'est un daara qui est totalement à la solde du xalif. ndigal la ñuy jëfe li ci des seen yoon nekku ci. ñoom analyser wuñu yéeguñu wàccuñu toppatoowuñu ko def lii wala ko def laa. kan moo def lobbying ba ñooñu dem Touba sunu yoon nekku ci. mais daal buñ ñëwee cheikh bu tedd bi moom lam man mooy teeru leen teral leen boole leen ak ñu leen toppatoo. sëriñ bi ce n'est ni le ministre de la justice ni celui qui doit dire aux gens allez payer vos impôts. Ce n'est non tel tu as péché tu dois venir à Touba. Tout le monde a le droit d'aller à Touba.
ku seet ci sa bopp lu tax nga xeeb sa bopp ba war a dem Touba di nga toog ndax bu fekkee cellateg dëkk ba gëm nga ko bu wér wax dëgg yàlla am na ci loo xam boo ko xoolee ci sa bopp doo fa dem te sëriñ bi lépp la xam. Sëriñ Saaliwu am na ku ko mas a wax ci xetu gone yi léeg-léeg ñàkk sangu beeg wër giñ koy wër ak yi ñuy def ci wetam ak yépp ak yooyu mu ne moom day sàllaaw seen xet gii day du ma lor man de xetu kuy mooy yàlla rek moo ma lor. sëriñ bi dongo boo xam ne dafa xëy ci daara ji di dàqante ba ngoon jot war a jàng dem jël ab jukkeem jàng kooku bu defee la mu war a def lépp ba ñëw toog ci wetu sëriñ bi di xeeñ ak ñaq loolu moo dàqal sëriñ bi xetu lu mu mën a doon ndax kooku deful benn bakkaar. waaye sëriñ bi moom ci boppam ki nga xam ne dafa sol jesneer bu rafet sol kii def parfum yu neex te doon mooy yàlla xetug mooy yàlla ga na mu koy loree kenn mënu la koo leeral waaye ca suturaam sa du ko yëg du ko wan. kon dëgg-dëgg nag ku bëgg yoon te bëgg dëgg war ngaa xam ne Touba am na police am na gendarmerie kenn koo xam ne def nga tojaange daw làqatu ji Touba te fekkuloo fa police ba ñu war laa mën a jàpp wala gendarmerie ba wax dëgg yàlla nag da ngay waxee sa bakkan rek. sëriñ bi kereewul benn no man's land. Touba am na police am na gendarmerie la war lépp ñu ngi koy jéem te di ko def seen kem kàttan waaye sëriñ bi moom kenn du ko digal naa ko diw ngay recevoir wala doo recevoir diw loolu du ci resooru kenn. moom it xam na bu baax li muy def te nun ay taalube dong lañ ci moom. la ñuy mujjee nag mooy li lëmbe réew mi ça fait plus d'une semaine nit ñi ñu ngi saaga le porte-parole du khalife général des mourides à travers les réseaux sociaux jot nañ bu ne saaga bu ne jot nañ ko ñii saaga ñëpp it xam nañu leen. am na ci yoo xam ne on va pas s'attarder là-dessus parce que c'est des comptes fictifs góor dëgg du làqu danaa fàng wax li muy wax. ñi ci des nañu tuddee seen bopp rek ngay xam ni ñii ak kéefare leen gënal lislaam kon ñooñu duñu mën a bàyyi xel ci seen wax waaye wolof dane seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel. bon 9 hectares lañu wax ne moom lañu jox Cheikh Mouhamadul Bachir ibn Cheikh Abdou Khadir ci camp Leclerc. man xam naa ne géntuma camp Leclerc mi ngi fi. camp Leclerc je sais très bien que mi ngi fi donc bu fekkee géntuma ne ku dem camp Leclerc léegi di nga fa fekk camp bi fekk fa soldaar ya ana 9 hectares yi ñu jox Cheikh Mouhamadul Bachir. bu fekkee nag camp ba nekku fa effectivement jox nañ ko fa 9 hectares man jox ma fa 20 hectares 9 hectares yi ñu ko jox mu trouver une personne assez idiote pour l'acheter à 5 milliards te jotagul suuf si man may wër client pour sama 20 hectares yi 20 hectares yi dama koy wanteer maa ngi koy jaayee 12 milliards rek parce que damaa xaw a yàkkamti waaw. léegi comme Cheikh Mouhamadoul Bachir moom gis na ab dof bu mën a jënd 5 hectares te suuf sañ koy jaay mooy camp Leclerc waaye wëral leen ma ko mën a jënd sama 20 hectares yooyu. su fekkee nag ba tey ki mën a jënd sama 20 hectares yi 12 milliards dafa bari ci moom mën naa ko jaay palais de la république aussi à 5 milliards amul benn problème man dinaa lijjanti ba jot suuf si jox ko na ma jox 5 milliards yi rek. c'est ça le problème. Les journalistes, bon, Madiambal tuddul sëriñ bi donc c'est pas la peine de l'insulter. Quelles que soient ces insinuations ñun ay murit lañu te jàng nañu nëx ju kuy junjit sunu yoon du nekk ci yow. benn bi ci des mooy xewlu.com mais ça c'est des fake news. Sénégal ñoom ñoo yeewoogul ci site fake news yi am na site yoo xam ne dañ ko créer spécial pour fen ñooñu nag moom xam naa ne bu fekkee ay jullit lañu dañoo fas yéene di dundee fen ba keroog ñuy faatu ñooñu ñoo cité nommément le porte-parole du khalife. donc Dakar man 7 hectares yu ñuy joxe Dakar lay wër man fu mu mën a nekk ci kaw Ndakaaru gii ma gis
nga xam ne fu nit génnee sa bakkan pour noyyi sax man gisatuma ko. xanaa forêt classée bu mbaaw bii laa fi gis 70 hectares te xëy na sax man bu ma amee client dinaa ko jaay parce que kon ndekete am na dof yoo xam ne mën nga leen a jaay suuf te doo jot suuf sa. loolu de laa fi gis. bu ngeen yaakaaree nag ak ku ngeen mën a doon ak nu ngeen mën a toll que di ngeen sàcculoo Cheikh Mouhamadoul Bachir alalu sëñ Touba waxu leen dëgg. je m'exprime clairement mooy Cheikh Mouhamadoul Bachir làmmeñu sëriñ Muntaxa làmmeñ boobu mu yor bu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara la woon mu jóge fi mu wuutu ci Cheikh Sidil Mokhtar fukki at ak ñett gannaaw bi sëñ Saaliw làqoo ak léegi mu yor kàddug yoonu murit kooku làmmeñam boobu sañu cee wax dara loo xam ne ndigal jiituwu ca al boppam du dindi tuuma du fayu saaga du wax lu ñaaw du ko déglu du ko fekkee yéen ñi koy saaga nag ak di ko wax lu yëg leen ne seen yiw yépp yàlla jébal na ko ndax li ngeen di wax du dëgg te tegu leen ko fenn moom nag amul ayib bum leen jox te it bariwu leen yéen yiw waaye yàlla dina ko fabriquer beneen yiw gën koo yéege gën koo jëme kaw waaye Cheikh Mouhamadoul Bachir daal weesu na fu muy sàkkalee boppam dara wala fu muy tànnalee boppam dara wala fu muy bëggalee boppam dara moomatul boppam amatu ci benn dogal amatu ci benn sañ-sañ waaye je vous mets au défi tous autant que vous êtes insulteurs invétérés de sortir un titre foncier en bonne et due forme qui nous montre qu'en réalité Cheikh Mouhamadoul Bachir a reçu 9 hectares et de nous sortir un transfert du titre foncier parce que un tel l'a acquis chez lui à 5 milliards. bu ngeen ko génnee rek coow li jeex takk seen argument yépp saaga la te ñun on est paré à ça parce que xam nañu ne vous avez été assez abrutis maintenant pour dootu leen respecter kenn dootu leen jox cër kenn dootu leen gëm kenn dootu leen wormaal kenn da ngeen di nekk ci internet bi di jokkalante ay saaga mu jëm ci seeni ndey ak seeni baay bu ngeen saaga ay juru jàmbur du ko wàññi dara yéen seen argument yépp ak coxor képp lay wone ak caay-caay ak kéefër. Vous vous appelez comment? Vous êtes à l'extérieur, aigri, mer, amulen xaalis, lekkulen, naanulen, tous amulen ko. Duma sax rabaisser wu au niveau de vous citer nommément. Duma ko def mukk. Waaye dama ne yoonu murit ki ko jiite fimne nii di Cheikh Mouhamadou Mountakha. Keroog ba mu toogee jataayu Serigne Touba ak léegi la mu amaloon boppam ak identité boppam sax da ko wàcc. Njabootam xamatuñ ci moom dara amatuñ ci moom benn cër doonatul xalifa Daaru Minam du sax liggéeyee Daaru Minam kër mag moom lay liggéeyee liggéeyub Serigne Touba bii mu yor déggu leen ci benn scandale diw jëlu fa nangam parce que dërëm du fa fanaan Cheikh Mountakha limite na mu tabee woon sax di mën a joxe nit ci alalu boppam sax mënatu ko il est devenu sax radin far du maye dërëm ndax jàpp na ne lépp alali sëñ Touba la noonu lay doxee Cheikh Mouhamadoul Bachir mii nag nekk ci wetam yor loo xam ni wax dëgg yàlla ñu bari sax dañ naan moom day at yu néew yeeg yooyu waaw maam Cerno Birahim bi ko sëñ bi wan ginnaaw di dem ci géej gi boobu yorul at yi Cheikh Mouhamadoul Bachir yor fi mu ne nii kon responsabilité yi ñu ko jox moom lañ ko war a jox ndaw ñi ñoo war a gàddu yoon bi ñoo war a taxawaay boo xam ne lépp lu ñu war a liggéeyal Serigne Touba dinañ ko def na kon nag kooku képp koo xam ne am murit nga bu ñu ko laalee war ngaa xam ne laal nañu institution léeg-léeg nga dégg ñu ne la lii kat amu fi woon porte-parole amu fi woon dëgg la amu fi woon 4-4 dafay amoon jumaa ji dafa amoon ni rajo daraa yi dafay amoon waaye li fi am te amu fi woon bari na jamono day dox lu fi am rek dañ koo yittewoo Cheikh Mouhamadoul Bachir lépp lu bon liñ koy wax dëgg-dëgg
bu fi nekkul woon directement sëriñ bi lañ koy wax. kon moom moo taxaw taxawaayu soldaar boo xam ni mooy dékku saaga yeeg wax yu ñaaw yépp ñu koy wax te mu di ko def dignement. Ça fait presque 13 ans lu bon lu ne ngeen ko koy wax mu ni cell te du leen mës a tontu as gor yaramam day daw. waaye 5 hectares yooyu fu mu mën a ne yu xaw ma 9 hectares yi dem leen ngeen def fa ay baraak te toog ku leen fa fekk ngeen ne ko sunu alalu réew la. mais vous êtes fou bu ngeen bëggee alal bu ngeen bëggee dund du ci kaw gor ñi ngeen koy def du ci ay saaga ngeen koy def ak chantage. vous passez toutes vos vies à insulter les gens. nii ngeen di dee ñu dugal leen ci ay kees yoo xam ne sax duñ leen congeler ni mu waree ndax da ngeen a réew. nan ña leen di dugal ci kees yi sax nañ leen di dugalee comme un vulgaire torchon. waaye fii ngeen ñuy fekk ndax ñun duñu bàyyi li ñu doon te kenn mënuñoo influencer ci loolu. taxawaayu jullit taxawaayu murit taxawaayu sénégalais la ñuy taxaw. luy defar rek la ñuy wax. luy defar rek. waaye daal nañu xam ni réew mii am na aw melo te kenn génnu ci. xam ne jox nañ la poste wala nommé nañ la wala teg nañ la fi barab balaa ngaa xalaat lu soxal réew mi xalaat sa bopp. li fekk looloo ngi am dara du jag. tous dara du jag. y a pas d'idéal national au Sénégal yàgg naa ko wax. nous ne sommes pas encore un pays. nous n'avons rien construit qui nous unit. loolu il faut que ñu góorgóorlu ci. seet nu ñu mën a waxtaanee organiser sunum réew ba ku ci ne la nga xam ne jàpp nga ni ci xéewali réew mi la ci réew mi la jëm na nga jàpp ne ci yow la jëm. mais amaguñu mentalité boobu ku ne yaa ngi wut oto kër jongama làq compte bancaire bu fees dell door a xool nag nan ngay gérer après boo jógee ci poste bi lan ngay defi. lii rek am ci réew mi. waa impôt dañoo feeñ bi yoon rek est-ce que sax c'est factuel, c'est prouvé. C'est pas mon problème, je suis pas un enquêteur. mais ailleurs fépp a ngi métti fu ne réew mi moom réew mi ci boppam moo corona fépp day métti. waaw loolu daal mooy li xew. waaye lépp lu ngeen fi wax mu jëm ci yoon wi wala mu soxal ko insha allahu danañ leen indil tontu teg ko ci xam-xam teg ko ci teg. nun li nu xam la nuy wax muy loo xam ne dañ koy teg ci xam-xam ak teggin. yéen li ngeen di xam ngeen di wax mooy loo xam ne da ngeen koo teg ci coxor ak reewande ak i saaga. lii daal ci gàttal mooy li nga xam ni bëggoon nañ ko ci indi ci leeral. Passez à autre chose et laissez ces hectares là, ils ne sont que virtuels. ci seen xel rek la Ndakaaru nag daa neex waaye da ngeen di liggéey jënd. am na ñuy jaay ay kër. na ngeen liggéey rek liggéey leen bu ko defee yàlla dina leen defal tawféex. waaw te saagas gor ak yooyu mu benn njariñ yaru leen. waaw loolu rekk daal lañ amoon luñ leen di wax. di ñaan yàlla mi dara tëwul moom mi nga xam ne mooy def di dindi ci barkeb sëriñ bi yàlla dolli jàmm ci réew mi. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.